tey jii am nañu mbégte di ñëw Thiès pour réunion syndicat ku wax Thiès wax syndicat xam ne cosaan la ku wax Thiès wax syndicat xam ne syndicat ba suñu anciens yi ñoom Ibrahima Sarr ay niina ak ñeneen doon mëne wute na tey ji ak syndicat bi ñu mëne loolu bokk na ci préoccupation wu synthèse force du changement moo tax ñu jóg sol suñ daal di def tournée di remobiliser suñ base yi di remobiliser suñ camarades yi di remobiliser suñ sympathisants yi mais aussi di remobiliser di sensibiliser liggéeykatu Sénégal yépp parce que dañuy jóg ay élections de représentativité mais élection de représentativité lu tuuti la ci dundu mouvement syndical surtout bu Sénégal tey jii dañoo gis mouvement syndical bu Sénégal dafa tasaaroo bu metti mouvement syndical bu Sénégal dafay am jafe-jafe yu bëri pour revendication yi jàll ba tax na dem nañu ba dialogue social bi nga xam ne moom la ñuy porter fii ci Sénégal góorgóorlu nañ ba sonn waaye dialogue social bu xaw a nasax la dialogue social la bu nga xam ne li ñu foqati ci suñu loxo ak ci suñu poste loolu la ñuy daw di ko jëli dialogue social boobu amul solo dialogue social bi am solo mooy bi ngay dem di jëli di dugal ci poste yi bi ngay dem di jëli di dugal ci kër yi bi ngay dem di jëli di dugal ci askan wi dialogue social boobu def fi tumuranke amatul revendication yu nga xam ne dañ ko organiser ak ay lutte syndicale yu ñu organiser pour que ku jëfati jël ku ñaqati tedd amatul dañoo bëgg dellu cosaanu syndicat ñu organiser wu pour que dialogue social boobu nekk dialogue social de conquête pour que ñu organiser wu pour que liggéeykat yi fu seen bët xonqee ñu suqali leen tey jii loolu def fi tumuranke gis nañu ne nag organiser woon nañ ay élections ci 2011 am na ñu dénkoon kàddu gi waaye ndax ñooñu ñu dénkoon kàddu gi doxal nañ liñ doon xaar ci ñoom wala déet ñun dañoo jàpp ne li ñuy xaar ci ku nga xam ne liggéeykatu Sénégal yépp dañ la jox seen kàddu mooy nga sol sa dal jéem a fexe ba mouvement syndical nekkaat benn jéem a réunifier waat mouvement syndical jéem a réunifier waat entité mouvement syndical yi pour que mouvement syndical jotaat dooleem bu jotee dooleem doole jooju ñu teg ko ci njëriñu liggéeykat yi ñu teg ko ci bëgg-bëggu liggéeykat yi ak ci bëgg-bëggu askan wi organiser combat syndical yi organiser lutte syndicale yi ñu naw ñu wekk ñu nit ñu wekke woon pour ñu mën a négocier lii nga xam ne moo nekk ci biir éducation bi di passif social bu diis lii nekk ci biir santé nekk ci biir collectivité locale nekk ci biir industrie bi entreprise yi tëj te fay ñu seen i droit liggéeykat yi nga xam ne seen i entreprise dañu tëj ñu dem tribunal ak seen i njaatige ba am ndam te jotuñu seen ndam passif social bi dafa diis gann passif social bi bokk na ci système indemnitaire bi nga xam ne moo lié fonction publique système indemnitaire boobu bi ñu ko càmbaree gis nañ ne système indemnitaire bu discriminatoire la bu xàjj ak seen la ñu bëgg système indemnitaire boobu aussi nekk système indemnitaire bu équitable bu yemale ñëpp bu nekk ndey ji sax te de njaaxaanaay loolu it ci passif social bi la bokk ba tax na synthèse force du changement jàpp na ne ñi nga xam ne ñu jiite woon mouvement syndical ca élection 2011 waroon nañ ci dox ay jéego en tout cas ñun jiite wuñ ko waaye dox nañ ci ay jéego seeti nañ syndicat yépp syndicat jàngalekat yi syndicat corps de contrôle yi seeti nañu syndicat yi yépp am na ay centrales syndicales yu ñu seeti waxtaan ak ñoom pour fexe ni ñu bokkee gis-gis delloowaat mouvement syndical fa mu nekkoon pour mu nekk syndical de lutte et de conquête loolu nag tey jii yaakaar naa ne élection sociale yi di ñëw bu fekkee liggéeykat yi am nañu fula am fayda dinañ dénk leadership bi ku nga xam ne day taxaw ci soxla yooyu day taxaw ci delloo mouvement syndical cosaanam day taxaw ci delloo bëre syndical cosaanam day taxaw ci aussi suqali liggéeykat mais aussi day taxaw ci suqali askan wi loolu mooy li fi tumuranke te synthèse force du changement fas yéene ko dox loolu nag li Cheikh Anta daan wax nit ki bu la diggee ëllëg pour nga mën ko gëm da ngay seet waxiteem ndax méngoo na ak jëfi démbam ndax méngoo na ak waxiteem ñaar yooyu bu dëppoo bu la diggee dara ëllëg war nga ko mën a gëm synthèse force du changement bu leen waxee ne su assumer leadership bu dialogue social dina dox ay jéego ci delloo mouvement syndical fa mu nekkoon dina dox ay jéego ci syndicalisme de proximité yëg liggéeykat taxaw ci économie bi taxaw ci emploi bi taxaw ci organiser lutte yi
taxaw ci ñu jël en charge revendication bi absorber passif social bi loolu bu leen ko synthèse FC diggee war ngeen ko mën a gëm parce que synthèse force du changement xaaru ba nekk première centrale xaaru ba nekk leader du mouvement syndical mais mu ngi doxe taxawaayu leader mi ngi taxawaayu leader ba ñu gisee ne économie Sénégal mi ngi bëgg a suuxee ñu càmbar seet lan moo koy suuxeloo dañoo gis ne entreprise yi ëpp doole ci réew mi dañ leen privatiser te niñ leen privatiser complaisance la baaxut ñu takk suñu ndigg ne nañ rectifier privatisation bi teg ko ci yoon bokk na ci système boobu système mauvaise privatisation boobu bokk na ci Transrail yëg ngeen combat bi ñu ci mëne bokk na ci sunu or yëg ngeen combat bi ñu ci mëne bokk na ci SAR Air Sénégal International ak ICS yooyu yëpp yëg ngeen combat yi ñu ci mëne pour que nguur gi rectifier nguur gi bëri nañ ak nguur ba mu dem geneen ñëw na déglu nañ ñu am na lu mu ci def rectifier na jëlaat na Transrail jëlaat na sunu or nee na du tëj SAR dissoudre na Air Sénégal International nee na day taxawalaat beneen société jël en compte préoccupation liggéeykat yi waaye it entreprise ak secteur yi nekk en difficulté am na ay mesures yu ñu ci jël parce que secteur tourisme bi nekkoon en difficulté am na ay mesures yu état bi jël pour relancer ko entreprise yi nekk en difficulté taxawal nañ cellule de relance des entreprises en difficulté ñu loger ko primature waaye ba tey jotaguñu programme bi ba tey aussi programme boobu jotaguñ ko déroulé kon bëri ICS retrouvé nañ benn nouveau repreneur bu nangoo investir lu ëpp 75 millions de dollars loolu ay milliards yu bari la ba tey jii wax dëgg yàlla si ICS mi ngi dox yàlla na jëm kanam Transrail aussi Dakar Bamako ferroviaire transition bi jafe na mais am nañ yaakaar ne schéma institutionnel bi dinañ ko dérouler la même chose à la sunu or donc nous en resterons de première victoire waaye loolu tamit terewul synthèse of force du changement dafa porter ay yeneen revendication wàññi njëgu dund bi ak njëgu carburant bi bañ ko wàññee xeex nañu bañ wàññi ñetti yoon njëgu carburant bi mais tey jii dafa am jeexital ci courant bi am jeexital ci mburu mi am jeexital aussi ci transport bi ñu porte revendication yooyu depuis le 1er mai passé ñu ngi bëri pour courant bi wàññeeku mburu mi wàññeeku transport bi wàññeeku tey jii nag dafa mel ni président bi dégg nañu waaye benn nopp la ñu déggee volonté moom ñu ngi koy saluer parce que nee na dina wàññi 10% ci courant bi waaye dañ jàpp ne war na ëpp loolu parce que courant bi biñ ko càmbaree gis nañu ne am na 45% yu nga xam ne gañaay la ci production wu Senelec gis nañu ne boulangerie lu plus de 60% am nañ ko ngañaay ci wàññi yooyu ci seen production transport bi lu xaw a toll ni 40 wala 50% kon loolu bu amee dafa war a am jeexital ci askan bi moo tax ñu porter revendication yi pour ñu wàññi courant bi wàññi mburu mi wàññi transport bi courant bi nag 10% la ñu borom réew mi joxagum jël nañ ko waaye nañu dolli parce que yaakaar nañ ne dafa waroon a convoquer comité de régulation du secteur de l'énergie laaj ko ñaata la war a wàññi te xam naa ne bu ko defoon dinañ ko wax ne ko war nga mën a wàññi 15 wala 20% joxe nag 10% waaye it bëgg nañ mu convoquer comité yi nekk ministère du commerce bi gérer transport bi prix transport bi di gérer aussi prix mburu bi pour que ñooñu aussi càmbar mbir mi pour delloo askan wi li nga xam ne moom lañ jot ci bénéfice de trop ci biir seen intrant yi loolu it revendication la bu synthèse force du changement porté kon synthèse force du changement tëddul di nelaw synthèse force du changement dafa taxaw ci wéyal li maam Cheikh Ibrahima Fall daan wax jëf jël ñàkk tedd suñu mission moo di fexe bu ku jëfati jël ku ñàkkati tedd ñu fàttali ne am na waxtaan bu fi amoon ci biir syndicat yi ci yenn ci syndicat yi ak ci liggéeykat yi lu man ñaari at en tout cas lañ ma saisir ne ma dañoo bëggoon élection législative yi di ñëw en juillet liggéeykat yi am taxawaay ci assemblée ba bañ ma ko waxee war na man ñaari at man leen loolu amoon na fi buñ ko dee defaat dafa war a wuute ñu dellu toogaat du ma juróom benn weer del cinéma lañ la waxoon foo ci toll ma ne leen man de il faut que ñu yaatal waxtaan wi li ñu gis ñun moo di liggéeykat teewoon na assemblée ci li ñu daan wax participation responsable waaye booba parti moo leen fa yóbbu woon bu ñu buggee dem assemblée nañ ko yaatal ko mu bañ a yem ci liggéeykat ak syndicaliste parce que mbir mi du mbirum syndicaliste du mbirum liggéeykat mbir mi mbiru askan wi la dañoo gis ne assemblée nationale débat ya fay am wonewul tolluwaayu réew mi ci wàllu démocratie
débat ya fay am wonewul gis-gisu askan wi ci niveau de conscience ñu jàpp ne kon am na lu fa manqué lu nga xam ne lenn ci askan wi mën na ko bottali te du politique ñii politique ñu ngay def la ñuy def waaye dañ jàpp ne la fa manqué assemblée débat politique moo fa am moo fa ëpp débat social tumuranke na fa débat économique tumuranke na fa ñu jàpp ne kon nañu fexe ba askan wi am teewaay boobu nag du liggéeykat yi rek dañoo wax ne force sociale yépp ñoo war a lëkkaloo am taxawaay ci assemblée ba pour compléter la fa manqué porter le débat politique et le débat social loolu nag mënuñu ko def lu dul ci coalition boobu ba ñu waxtaanee gis nañ ne ñu ngi ko tuddee coalition daan doole pour une présence de toutes les forces sociales à l'Assemblée coalition daan doole nag jaaykatu caaf bi ca la bokk parce que mi ngi daan dooleem chômeur bi bëgg liggéey te amagul ca la bokk parce que dafa bëgg a daan dooleem employeurs yi ci la ñu bokk parce que ay daan doole lañ di soxali koom-koomu réew mi jigéen ñi nekk ci groupement yi ci la ñu bokk association culturelle et sportive yi mouvement associatif ci gàttal ci la ñu bokk waaye it kilifa diine yi nga xam ne dañoo mànd woon ci politique te askan wi rek soxal leen bu dee am nañu ay association ci la ñu bokk ñu jàpp ne étudiants yi ci la ñu bokk bépp askan bu nga xam ne dugaloo sa loxo politique ci nga bokk bépp segment wu askan bi bu dugalul politique loxoom ci politique ci la bokk parce que li ñu bëgg dëgg-dëgg mooy alternative sociale bu jàkkaarloo ak politique ca assemblée ba jéem a compléter la fa manqué taxawal askan wi ñuy fàttali ne député yépp ay député du peuple lañ député yépp baax nañ mais député bu ci dem assemblée jaar ci parti politique loo bëgg teewal réew mi loo bëgg waxal askan bi su la sa partenaire jaaral fii fa ngay jaar moo tax ba ñun dañoo bëgg coalition bu nga xam ne du coalition parti dañoo bëgg coalition bu nga xam ne coalition daan doole la coalition société civile la pour que bu ñu demee kenn du ñu jox ndigal li mi ngi jóge simplement ci coalition boobu loolu nag tàmbali nañ ci dox tàmbali nañ ci wax waaye defaguñu dara bindaguñu benn texte parce que doo bind say texte ba yépp pare nga ne gaa ñi kaay leen déedéet ñun xalaat bi lañ am ñu ngi koy dawal waaye dafa am lu nga xam ne daf mënta xaar suñ xaaree dafay tardé mooy signature yi parce que référendum bi passé président dafa proposé woon pour ñu yombal participation wu candidature indépendante yi ci élection yépp ñu jàpp ne loolu ba mu ko defee dañoo wax ne candidature bu bokkul parti politique bëgg a dem assemblée da nga war a am 20 000 signatures 10 000 la woon ñu yokk ko 20 000 fan yi ñu jàpp ne kon campagne de signature boobu buñ ta xaar moo tax tàmbali nañ ko bu yàgg tey jii aussi dañ ko fàttali suñ camarades yi il faut que ñu campagne de signature boobu ñu engagé ko 20 000 signatures yi ñu laaj li ñu tàmbalee gisagum bu doon 50 000 signatures sax dinañ ko am parce que li ñu tàmbalee gisagum dal na suñu xel encouragé nañu ci ñu sóobu ci yoon boobu ba tax na dañoo bëgg campagne bi bu jeexee réew mi yépp région yépp département yépp ña fa doon mën a campagne ñu dajale leen seet leen ñu ut seen ndaw ñu daje en assemblée générale pour tënk coalition bi taxawal ko teg ko ci ay charte teg ko ci ay textes yu leer pour que bu ëllëgee réeroo bañ ci am lii aussi bëggoon naa leen ko jottali di leen sant di leen gërëm merci.